di bokk si loo xam ne jaadul c'est illégal. Je m'engage à n'exercer qu'un mandat de 5 ans. De Senghor à Abdou Diouf, Abdoulaye Wade en passant à Macky Sall, tous les leaders ont fait du wax. mbokki Leral TV Leral.net jërë ngeen jëf ñu ngi amati mbégte bu baax di leen dalal seen émission bi di Jokko comme ni ngeen ko xamee nag muy émission boo xam ne dañ fi waxtaane lépp lu soxal biir réew mi wala lu nekk si bitim réew te soxal Sénégal tey nag suñu émission ñu def ko spécial Ramadan tey moo tax ñuy dalal koo xam ne dafay gëstu si l'islam di gëstu lépp lu doxalinu l'islam si àdduna bi muy Ceddo Murid Sadikh ñu war a waxtaanee ak moom lépp loo xam ne thème bi di l'islam face au système capitaliste tey ñu war a waxtaanee ak moom si lu yaatu si loolu alors Ceddo Murid Sadikh ba ñuy commencé dañu lay bàyyi nga nuyoo ko mbokki internet yi seetaan Leral TV. wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki Leral.net ñi nga xam ne ay internet ñëpp lañ di ko seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziar fépp fu ngeen mën a nekk ci àddina di leen baalu àq ci weer wu tedd wi te di leen baal àq te ñaan yàlla mu nangul ñu suñu jaamu te defal ñu xéewalu ragal yàlla ci weeru koor bi incha allah. alors jërëjëf Ceddo nag du ñu tàmbale yow émission bi te waxuñu li nga xam ne mooy li xew si àdduna bi ñëpp di ko coow muy feebar bii di coronavirus di mbas mi alors ñu bëggoon a xam rek Ceddo de façon ramassée nu gàtt ban gis-gis la si am par rapport ak si àdduna bi waaye rawatina fii suñu réew muy Sénégal. mi ngi jóge Chine ci ni ko nit ñi xamee njëlbeen gi sax wax nañ ne ci ay rabi àll la jógeek yu demee noonu waaye addina bi ni muy doxee boo ko seetloo Chine dafa am ñaari laboratoire P4 boo déggee laboratoire P4 mooy laboratoire yi nga xam ne virus yi gën a dangereux ci addina foofu lañ koy manipuler en fait léegi nag am nañu wax ni dogalub yàlla la xëy na jullit bi nga xam ne gis-gisam nii rek loolu lay wax ndax lépp lu am yàllaa ko dogal mais lu ñu gën a dem rek mu gën a wir ne virus bi moom foofu lañ ko bàyyee mais ay nit ñoo manipuler virus bi bàyyi ko mu génn donc mu génn nit ñi li ngay xam ne dañuy wuute léeg-léeg ak njàngaleem yonent bi ndax normalement bu fekkoon ne ñëpp dëppoo nañ ci kon nit ñi dañuy bàyyi seeni taalube wala seen mbooloo wala seeni doomi réew foofa ku mu dal ñu faj la fa ku mu dalul it ñu xam ne dalu la waaye réew yëpp dañoo yónnee ay avion dem jëli nit ñi indi leen ci seen réew comme si yëfi dof la waaye ñoom ñoo tasaare virus bi donc mu déclaré wu Iran déclaré wu Italie dox na nag mais tànk yu dëgg la dox daal ba dugg Afrique ñi ëpp ci ñi mu lorit mooy ñi nga xam ne ñoom lañ gën a jàpp ne ñoo ëpp ak njàmbaar ci wàllu faj ñoo gën a organiser ñoo gën a régler mooy pays occidentaux yi mooy Italie France Angleterre Amérique ak yu demee noonu yàlla nag mi ngi dimbali Afrique virus bi loru leen lor googu te gis nañ tamit organisation mondiale de la santé ni mu waxee bi ñu commencé di wax naa virus bi mi ngi ñëw Afrique rek mu ne yéen waa Afrique séentu leen ni musiba bi ci yéen lay ëppee kon yooyu yëpp dina la wan ne rek am na ay incohérence ci biir waaye daal li nga xam ne moom la ñu mën a wax nit kuy dégg mooy ñu wattandiku li nga xam ne moom la ñu wax ne ci lay wàlle mooy jaxasoo bi ak dajaloo bi ak booy génn nga takk masque bu adéquat tamit ndax man masque yi ma gis yëpp am na ci yoo xam ne yu xoromu la ak it ngay raxasu boo duggee sa kër ak di wattandiku daal loolu daal la ñu mën a digal kenn ku nekk li ci des nag nga xam ne ay fonds complotiste ak ay problème géopolitique loolu moom ñeneen ñoo ko moom waaye daal kenn ku ne matuwaay yi nga xam ne moom la ñuy digle ne. alors bu ma la mënee laaj par exemple tey si Sénégal ban jàngat nga si def li nga xam ne ni la autorités yi doxale via feebar bii di coronavirus. xam nga Sénégal day réew moo xam ne dafay am ku muy xaar mu dogal mu topp ci. ñun jëluñu sunu ay matuwaayu bopp ca saasi ndax li président bi jëkkoon wax mooy ñun amuñu kattanu dem jëli sunu doom ya ñu amoon Chine kon dañu leen faa bàyyi bi nga xam ne nag feebar bi tasaaroo na ba war a ñëw Sénégal bu fekkoon ne Sénégal moom boppam mooy décider kañ lay tëj ay frontière am mooy définir tamit politique am mais loolu gis nañu ne bu France jëlee dogal altine talaata Sénégal jël dogal bu France jëlee dogal talaata àllarba Sénégal jël dogal kon li ci ëpp dañu ko aj ci ay mesures yoo xam ne réew mi ñu yilif
bokkuñu ak moom réalité fii nit ñi dañ leen a confiné man maa ngi sama kër depuis ñaari weer ak lu topp maa ngi lekk di naan di waaye loolu Sénégal am na ñoo xam ne mënuñu ko donc bi ñu xamee ne ñoom mënuñu confiné ñu ne dañuy def ay couvre-feu ak yenn mesure d'urgence yoo xam ne jël nañ ko muy ndimbalu nit ñi ci wàllu ceeb ak yu demee noonu am na lu ko gënoon a urgent mooy sur le terrain médical y a eu beaucoup de dysfonctionnement ci système bi état bi jël ci doxal tawat si waaye nag yàlla na yàlla musal waa réew mi rek ba yooyu yëpp bu weesoo xëy na kuy critiquer jéem nañu nag duñu wax ne jéemuñu waaye nag am na ci yoo xam ne mënoon nañ ko gën a améliorer daal. alors dañuy génn nag li nga xam ne mooy feebar bi dinañ ko génn duñ ko génn sax mais dañuy dem directement si thème bi tax ñu invité la tey muy l'islam face au système capitaliste xëy na dina xaw a jafe ñu tekki ko si wolof waaye tey Ceddo Mouride Sadikh bu ñu doon laaj tey système capitaliste nit ñi niñ koy déggee si capitalisme mondialisation alors boo ko doon tënkal tey ñi nga xam ne seen namp si wolof lañ gën a dégg noo lañ ko mën a tënkale pour ñu xam ko bala ñu dugg si suñu biir thème. waaw dafa am concept yoo xam ne boo ko bëggee wax ci tubaab ak ya ñuy àndal yépp da ngay sax mu juréeral nit ñi waaye l'islam la ak xaalis rek ci gàttal maanaam boo déggee ñuy wax capitaliste mooy nit ki nga xam ne wala doxalin wi nga xam ne la jiitu mooy xaalis léegi nag l'islam it di diine joo xam ne la jiitu mooy imaan mooy gëm yàlla te ki nga xam ne ci moom la ñu référencé wu ñun ci sunu lépp muy Cheikh Ahmad Bamba waxoon na ci 1927 tamxarit bi mu fi mujj ne booba sëñ Omar Gelongal la toogal ak Serigne Modou Moustapha ak Serigne Fa ne leen des na tuuti xaalis dina fi jëlee imaan tubaab jële fi l'islam jigéen jële fi lihsaan kon sëñ Tuubaa moom teel na xam ne confrontation bi diggante imaan lay doon ak xaalis te bu imaan mabbee rek li ci des moom day gën a doy waar waaye xaalis moom boo ko bëggee leeralal nit ñi da nga leen di wax fan la jóge ak lan la woon lu jiitu xaalis di am xam nga xaalis moom wolof day wax ne xaalis fajul dee gàcce lay faj kon jënd ak jaay rek ci lay dox waaye ba jënd ak jaay amagul li ñuy wax weccoo moo amoon moom la tubaab di wax troc ma soxla mburu nga soxla dugub ma jox la nangam ci kiloy dugub nga jox ma nangam ci mburu wala farine wala leneen boobu noonu la nit ñi daan jëflante waaye tëgg xaalis buur yee ko jëkk a def ay buur yoo xam ne maanaam Alexandre le Grand dafa jógee Grèce maanaam di dem di yilif àddina di yilif ba nga xam ne dem na sax ba daj àddina ci fanweeri at ak ñett loolu après yonent bi la wala avant yonent bi loolu après yonent bi la non bien avant bien avant yonent bi la Alexandre le Grand moo jiitu mu ndax fi mu ne boo diine yi moom da nga li gën a simple mooy nga takk leen ci Seydina Ibrahim d'accord ndax moo jur Ismaïl jur Ishaq moo jur Yanqooba am fukki doom ak ñaar yooyu Yanqooba ci boppam moom mooy Israël ba tey rek d'accord fukki doom ak ñaar yooyu nag moom mooy fukki banqaasi yahud yi ak ñaar d'accord Yuusufa mooy yonent bi nga xam ne mission mi ngi ko passé dans l'Égypte ci boppam Égypte nag maanaam mën naa wax ne c'est le berceau sax de toutes les civilisations parce que Moussa fa la jóge ànd ak waa Israël yóbbu leen fii ñuy wax Palestine tey muy Judée muy Israël ci boppam yenn xam-xam yi ci science occultiste yi mooy ay franc-maçonnerie ak xeet yooyu yëpp am na ay nuru yu mu nuru ak ñi daa jaamu yàlla yi nga xam ne ñoo nekk biir Égypte. d'accord noonu la dégg waaw. Alexandre le Grand moom boo ko déggee moom la ñuy wax la civilisation hellénique moo jógee Grèce
ñëw ba yilif fii ngay gis yëpp Palestine ak Égypte ak dëkk yooyu yëpp boobu yi feeñagul boobu avant boobu sax Isa ibnu Mariam ñëwagul. avant Jésus-Christ quoi. avant Jésus waaw. d'accord léegi alors bu ñu déggee nga wax loolu ne mooy l'islam ak ni muy jàkkaarloo xaalis te bu ñu seetloo tey réewu l'islam yi ñu si bëri wax dëgg yàlla ñàkkuñu koom alors tey lan moo tax diine l'islam problème ji mu am si àdduna bi yëpp bu ñu xoolee système capitaliste bi ñuy wax mu mel ne ñoom li ñu am lépp teewul dañoo continuer ba léegi di leen noot loolu yow ban lan nga jàpp ne moo ko war a indi si le monde musulman. réewu l'islam yi dañu mel ni ñàkkuñu koom mais amuñu ko parce que li ma la doon wax sax ni koy àggale mooy Alexandre le Grand bi mu faatoo njaboot généraux yi mu àndal dañoo séddoo def ñeenti gox li mu yilifoon lépp léegi nag dafa am benn parti bu ñuy wax Séleucides yi foofu Palestine ci la bokk am nag buur bu ñuy wax Antiochos IV moom moo fa tëggoon xaalis boo xam ne ci maanaam boo tëggee xaalis yow sëñ Fallou Xuma da nga ciy def sa photo def ci devise bu la neex wala ñu nga xam dañ koy mandargaal ba mel ni yow la daal yaa nekk ci biir moom nag dafa am ku ñuy wax Antiochos VII kooku moo ko ci ñi ko donn la bokk mais boobu yahudi yi dañu faa nekk bi ñu fa nekkee nag ñoom d'accorduñ ci nguuru Antiochos bi ñu nga xam ne rébellion intérieure la léegi mu am agression extérieure boo xam ne dañoo bëggoon a xeex ba tas nguuru Séleucides yi Antiochos nag woo Simon bi nga xam ne mooy ethnarque juif yi mooy seen kilifa ne ko yow day suuf sa nga yilifoon di ca xeex ak man may naa la nga tëgg xaalis boo xam ne yaa cay def lu la neex muy sa mandargay bopp te xaalis boobu dina valable léegi nag su ko defee ñun ñu àndandoo xeex ñi nga xam ne ñoo ñëw di agresser sunu réew d'accord léegi nga xam ne réew moo gis ci àddina mu moom boppam day tëgg xaalisu boppam d'accord loolu mooy li ngay moom la tubaab di wax la liberté est consubstantielle à la monnaie réew moo gis mu moom boppam rek xaalis ba muy doxal moo ko tëggal boppam waaye capital ci boppam système bi ni mu juddoo ba ni muy doxee su ma la doon wax ne la ci gàttal yahudi yi ñoo ko yor yahudi mooy les juifs waaw juifs yi ñoo yor le système bancaire ñoom ñoo yor li nga xam ne moom la ñuy wax pétrole bi ressources pays musulmans yi am xaalis yi ci ëpp yëpp pétrole mais amuñu woon le temps amuñu woon c'est-à-dire France bi ñu baptisé Clovis mu nekk seen buur 496 ci la juddu Angleterre presque 3e siècle la juddu mooy Grande-Bretagne nga xam ne tey fi ñuy wax la City de Londres foofu moom maanaam mooy xolu capitalisme mooy xolu xaalis xam nga dëkk yi ji nga xam ne ay dëkki jullit lañ Arabie Saoudite 1917 18 19 20 21 la taxaw waxuma dëkku Afrique yi Iran 1978 la def révolution kon dëkku jullit yi niñ leen njorte ak liñ jàppee ne ñoom ñoo moom seen bopp moom seen alal demeewul noonu laata Arabie Saoudite di juddu foofu yëpp ngay gis zone boobu nga xam ne c'est le Moyen-Orient dañ ko rëddoon ci digg bi mooy li ñuy wax la ligne rouge ñi ci suuf nga xam ne ay Liban ay xeet yooyu Angleterre ak France ñoo fa doon exploiter pétrole bi Arabie Saoudite jëm kaw Amérique di ko exploiter ci nga xam ne day am zone ligne rouge bi du am concurrence ci seen diggante ñoom ñaar mais boobu sëñ Fallou yow mi indi sa capital pour exploiter pétrole bi yow boo exploiter pétrole bi ba jaay ko ba génnee say intérêt ak say bénéfice ak say yëpp boo ci amee 1000 francs nga jox ma benn fistine wala benn duubal loolu mooy bien yi nga xam ne moom la ci Abdelaziz Ibn Saoud doon am par exemple mais boobu moom goût du luxe ci boppam ak dépense bu bari bi nga xam ne njaboot yu bari yi mu yor boobu Arabie Saoudite amul dara lu dul xaalis buy jógee ci
pèlerin yi liñ leen di taxé ma aj ba aj lañ leen di taxé loolu mooy ressource kii bi ak pétrole bi nga xam ne presque après les accords de Quincy en 1945-46 ci la ñu commencé di door a am pétrole bo waxuma nag xam nga ñooñu ay réew yu juddu 496 ak nangam laa wax ak ay réew yoo xam ne bin juddoo ak léegi matul ñaari téeméeri at kon bokkuñu ay pexe bokkuñu ay doxalin ñun dañu aju ci ñoom bu dee ci wàllu capitalisme ak finance ak lépp amuñu benn ressource boo xam ne bu indépendant la par rapport ak ñii moo tax ñoom ñu imposer ay mbir mais moo ne ñoom gis nañ ne am nañ par exemple la banque islamique te bu ñu demee si les pays du golfe tey gis ñu dara lu ñàkk si seen biir dëkk yi ba war a mën a nangu par exemple le monde occidental les juifs di mën a imposer li ñu bëgg a def parce que loolu ngay wax ne moo am seeni dëkk loolu système capitaliste bi ci boppam moo ko fay def gis nga bi Abdelaziz Ibn Saoud demee ci Roosevelt ñu toog di waxtaan 4 sociétés pétrolières américaines yi nga xam ne ñoo formé Aramco ñoom ñooy exploité pétrole bi ak Ibn Saoud weccet yi mu ci am mu ci lay dundalee Arabie Saoudite mu mel ni am nañu dara te amuñu dara loolu mooy dox ba léegi nii loolu mooy dox ba léegi ba pare mu am accord de protectorat mooy Arabie Saoudite juddu na amul doole te ragal na ay noonam mu dénk boppam Amérique maanaam mu jébbalu ci Amérique di ko sàmm gisoo ba 1990 guerre Golfe bi lan moo tax Amérique def intervention parce que ay Arabie Saoudite boobu moo Amérique la dénk boppam te guerre boobu Arabie Saoudite dépensé na ci 50 milliards de dollars 50 milliards de dollars 50 milliards de dollars des fois xaalis bi prince saoudien yi nee nañ c'était calculé sur des dos d'enveloppe ci ginnaaw enveloppe bi la ñuy calculer soxla nañ nangam ak nangam ñu jox leen ko mais ñoom jéem nañu former ay armée ki yëpp mais yàlla na ma yàlla baal ci waxin mi dañoo yambare mënuñu am ay soldats mooy waa Arabie Saoudite ak yeneen pays arabes yi yëpp mais gis nañ ko mel ne par exemple Iran moom ma ngi xaw a résister Iran Angleterre ñoom ñoo fa jëkk a teg Faysal Ibn Hussein Ibn Ali ndax Hussein Ben Ali moom bi nga xamante ni deuxième guerre mondiale bi tàkk na première bi dafa dem ànd ak Angleterre contre l'empire ottoman bi nga xam ne moo leen yilifoon xam nga buuru empire ottoman bi sultan bi Mohammed V la tuddoon léegi nag Hussein ñu fekk ko ñoom ci Hijaz bi ne ko léegi dañoo bëgg yéen arab yi ngeen xeex ak Turquie bu guerre bi jeexee ñu wutal leen benn dëkk boo xam ne arab yi yëpp dañ ciy daje mu doon benn dëkk mu d'accord jël ay doomam boole leen ak Lawrence d'Arabie mi ngay dégg doomam boobu ñuy wax Faysal moom la boole ak Lawrence d'Arabie bi ñuy xeex fekk na ñoom Faysal ak Lawrence d'Arabie ñii ñëpp xamuñu ne am na Angleterre ak France ay accords yu ñu signé ba pare pour séddoo suufu arab yi ñoom yëguñu ci li xew mais loolu fekk am na ba noppi mooy les accords Sykes-Picot ci benn hôtel fii ci Paris d'accord donc Faysal moom la ñu njëkk a teg Irak Faysal nag ba mu demee ba bëgg leen a jël ñu sàkkal ko pexe moom daal dafa nee nañu dafa dee bu bette daal fekk mu ñëwoon fii Berne ñu delloo ko samp fa nag mel ne yambara moo xam ne lu neex Angleterre rek ñu dogal te boobu problème bi mooy pétrole bi. donc c'était l'Irak ou l'Iran? Irak. d'accord. boobu Iran commencé gul sax di am ay wecciti pétrole wala dara. d'accord. xam nga li ma la wax. Iran ñu teg fa ko ci papay Shah d'Iran bii. ñoom biñ ko fay teg booba lépp luñ bëgg da koy def mais bi mu demee ba agacé leen ci lañ ko exilé Égypte jël doomam samp fa mooy le Shah d'Iran loolu nag bi mu juddoo fekk na amoon na li ñuy wax l'ordre des Templiers ci xeex boo xam ne mooy croisade yi mais ordre des Templiers ñoom aussi dañoo demoon ba alal ji ëpp doole ba ñu buuru France xeex ak ñoom ba ñoom it ñu tasaaroo nëbbu donc dafa am ak ordre des Templiers am na ñiy juddu ba pare mu am les francs-maçons c'était des tailleurs de pierre franche maanaam dañuy jël aw doj woo xam ne doj wu leer la ñu di ko yatt di ko tëgg ba mu rafet ba ñu mën ci tabax
donc franc-maçon yi ñoom au départ c'était juste des ouvriers c'était des maçons mais bokkuñu ay niveau kii apprenti la kii aide maçon la kii mooy chef bi moom mooy le maître mais franc-maçon yi ak templier yi dañ daan liggéey parce que templier yi ñoom lañ daan commandé ay église di leen commandé ay cathédrale ak ñooñu fay leen xaalis ñoom ñu jël franc-maçon yi di leen liggéeyloo corporation la woon daal de métier léegi nag philosophie yi ak templier yi ak corporation de métier yi presque ñoo fusionné jur li ñuy wax les sociétés secrètes. mooy ñuy wax les Illuminati je pense. C'est pareil, les Illuminati sont nés en Bavière, en Allemagne. Beaucoup de francs-maçons, Illuminati. Beaucoup. Mais les sociétés secrètes, ils sont bari. Sénégal, ils sont francs-maçons. Mais si buñ nekkoon fukk yoo xam ne kenn mënuñu identifier société secrète rek société secrète. D'accord. waaw dajaloo di xool nan la ñuy doxalee société bi ñooñu nag. ñoo créé la Magna Carta. City de Londres mooy dëkk la soo xam ne 3 hectares la. biir Londres la fa ne ci ay banque ak ay assurance ak lépp kenn xamul ni mu toll. mais foofu maire boobu. Magna Carta bi moo leen njëkk a imposé ne léegi. bu ñuy voté si maire City de Londres buuru Angleterre bi du ci am dogal. buuru Angleterre bi tam buy ñëw City dafay tàggu maire City bi ba xam ndax neex na ko mu ñëw wala du ñëw bokkul ak maire Londres bi tekkiwul dara. moo tax révolution française juddu tamit en 1789. révolution bi nga xam ne moo tax Amérique juddu 1776 am. mais révolution yii ma lay wax ci société secrète yi lañ ko xalaatee ne nañ daaneel doomi buur yi nañu daaneel labbe yi fal système boo xam ne mooy sunu système révolution bi nekk ci kaw ñun xool nag ban yoon la ñuy awale humanité bi ko boo daaneelee doomi buur yi xam nga da ngay xeex juddu soo daaneelee labbe yi da ngay xeex diine kon il faut que nga samp beneen diine parce que la nature est la horreur du vide. Donc la république la laïcité yooyu yëpp ci système bi nga xam ne mooy système société secrète yi diine la tey duñ ko wax mais diine la ju wér ni mu amee ay religion révélée mooy l'islam ak judaïsme ak christianisme lii moom diine la. alors foofu la ma la fi bëggoon laaj tey bu ñu xoolee réewu jullit ji aussi dañuy gis ne presque ay royaume la ñu yor wala ay monarchie te dañuy gis ne ni ñuy doxaleeg seen askan daanaka genre noot lay doon affaire buur la ñuy dund affaire de luxe est-ce que itam terme yooyu démocratie donte ñun ñoo ngi koy dàq nekku tam loo xam ne ni mal nécessaire la comme ni ñu koy waxee mais lu mënta ñàkk la aussi si dunduñu réew jullit ñi tamit. dàquñu démocratie bii xew la ñuy dàq c'est pas en fait liñ naan le gouvernement par le peuple. xam nga moom lañ wax ne mooy démocratie. bon république ci jëmmi boppam baat bi mi ngi tekki la chose publique yëfi ñëpp waaye du yëfi ñëpp parce que révolution yu jur république yi tuuti nit ñoo waxtaan ci société secrète yi fexe ba révolter peuple bi mu jóg peuple bi moom ñaare doo xam li xew mu jóg ñu rajaxe dëkk bi rey doomi buur ya ba pare daan ne léegi dañuy def comité de gestion lijjanti en attendant di doxal ba li ñu bëgg ñu instauré ko mais ñiy falu ñëpp ci société secrète yooyu la ñuy jóge mooy li François Hollande waxoon bi muy dem ci Grand Orient de France dane quand on croit à la République à un certain moment il faut passer par la franc-maçonnerie mënoo bëgg a doon murit te nanguwoo dem Touba mënoo bëgg a doon tijaan te nanguwoo jël wird mënoo bëgg a doon xaadir nanguwoo jël wird kon noonu la demee léegi nag peuple bi li ci ëpp den naan ñun on croit à la République mais xamuñu li ñuy wax ni gëm nañu ko xamuñu dëgg-dëgg soubassement ésotérique bi lan la waaye nag même bu fekkoon ne doxalin bi dafa nekk loo xam ne dëgg la kenn ku ne mën cee gis sa bopp xayrul parce que ki jiite moom buur lay tudd Macky Sall tey am na ñu koy tuddee buur am na ñu koy wax boroom réew mi te ça revient au même te président de la République du buur la du buur du boroom réew mi mais dañ ko koy wax kon yooyu yëpp terme yooyu du dëgg en réalité.
alors bu fekkee nag dañuy ñëwaat wàcc tuuti si réew suñu réew yi nga xam ne ay réew Afrique lañ amuñu doole fu mel ne Sénégal ma jël fi exemple nga xam ne mën nañ nag 95% de musulmans la mais ñu gis ne ba tey jullit ñi li ñu bëgg a doxale seen diina dëgg boo ko comparé constitution bi ñu teg boo ko comparé loi yi ñu teg dafa mel ne yàlla ak yàlla dafa mel ne laïcité bi ñuy teg li ñuy wax nekkul laïcité parce que laïcité li ma jàpp mooy ku nekk xëy na di diine yëpp mais on a l'impression que Sénégal jullit yi ëpp mais diine l'islam si wàllu constitution si wàllu droit ñoo fi gën a néew ay droit quand même. parce que laïcité bi nit ñi ñoo xamul lan mooy laïcité mais laïcité mooy loo xam ne boo koy doxal da ngay génne yàlla teg ne une chose elle est laïque quand Dieu n'est pas concerné par cette chose là bu njëkk ñitti diine yi dañ leen daan ça c'est les clergés ça c'est les aristocrates ça c'est les militaires ça c'est les laïcs mooy baykat yeeg nangam ak nangam loolu mooy terme bu njëkk bi république juddoo nag laïcité mooy nañu doxal réew mi te diine yi duñ ci am cër dañ wax naan dañu am liberté de culte mais dans la marche de la république diine du ci am influence parce que moom lañ xeexoon ba daaneel ko léegi nag bu diine wa amul influence kon loi yi ñuy voté duñ ci seet ndax arrangé na diine wala arrangé wul diine xam nga li ma wax mooy avortement mooy comme France droit de divorce biñ ko accordé xam nga dans la chrétienté y a pas le divorce mais biñ ko alors léegi jigéen bi nga xam ne moom moo njëkk a commencé di xeex pour jigéen am émancipation wala yooyu jigéen boobu elle a été la première femme franc-maçon moom moo njëkk a xeex ne en tant que jigéen ba dugg ci loge parce que xam na ne loi yi ci loge lañ koy voté foofu lañ koy lijjantee ba noppi mu door a dem ci assemblée yi assemblée nationale day am fii parti bi ak bee mais day am ce qu'on appelle une fraternité maçonnique nga xam ne ñoom parti yu wuute yi du tee ñoom xam nañ ne comme ñoom ñëpp ci loge lañu bokk li arrangé loge yi moom il faut loolu day jàll. alors Ceddo foofu la ñu jaaxal mooy bu nee ne fu mel ne Sénégal kenn nanguwul taxaw wax ne franc-maçon ba pare ñoom ñëpp dañuy réclamer ne ay jullit lañ te seetlu nañ ne xeex yooyu yëpp ñuy wax ay jullit ñooy taxaw di xeex loolu wàllu planning familial ak yi nga xam ne dañuy wax ne l'islam nanguwu ko mais ay jullit ñooy taxaw di xeex loolu. xam nga jullit ne man jullit laa wax rek la boo taxawoon tey boo tuddoon turu catholique dem ca jàkka ja ne damaa bëgg a tuub dañ lay wax pour nga wax benn baat ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu boo ko waxee ñett yoon ñu ne la dugg nga kon wax la rek mais jëf moo ëpp doole wax moo tax boo ko waxee ñu ne la jëf ko digal la julli digal la koor zakat makka soo ko mënee ak yooyu boo ko jëfee ñu seet ba xam ndax yàlla rek a tax mooy ihsaan buñ gisee ne yàlla rek a tax ñu ne kii kon jullitam mat na waaye jullit bi nga xam ne c'est dangereux parce que booy dugg dans les sociétés secrètes dañ lay wax ne la c'est des clubs philosophiques c'est des clubs de pensée ak réflexion nga dugg di philosopher di penser di réfléchir waaye philosophie bi mi ngi tàmbalee ci doomu aadama dafa war a émanciper ci digganteem ak boroomam ngir diine yi gàllankoor lañu ci science gàllankoor lañu ci xalaat nu la neex war nga koo mën a xalaate bu boobaa nag liberté boobu ci ngay demee ba ci biir waxtu wi ngay découvrir ne lii diine la fekk na c'est trop tard parce que dafa am ay degré quand même donc ñi nga xam ne ñoom dañoo nekk ci biir société yi di voter loi yi di argumenter mais ñoom xam nañu ne intrinsèquement ci seen biir lii ñuy xeex maanaam diine la ñuy xeex parce que nit ki bu taxawee yonent bi ne jur leen nga ne nit ñi dañoo bari faw ñu wàññi leen kon nañu def planification familiale wut ay cellules ay pilules contraceptives di ko jox jigéen ñi te xam nga ne ku ko naan ba toog ñaari at ñett amoo doom balaa ngaa amaat doom di nga faju fukki at mais kooku xam na ne kii dafa bëgg a rey njurukaayam ak accorder nit ñi droit ñuy avorter accorder nit ñi liberté ñu mën a di parce que loolu presse bi daf ci am wàll am na presse yoo xam dañ leen di soudoyer dañ leen di fay
pour ñu tenir benn ligne éditoriale ci benn mbir acharné wu ci ba mu dugg ci bopp nit ñi loolu système d'abrutissement la parce que ñoom bàyyiwuñu fenn fépp ña nga loo alors tey xëy na li ñu wax may si waxtu xëy na léegi mu jeex xam naa danañ amaat beneen plateau pour mën a duggaat si yéen yu bëri alors tey yow ban solution nga jàpp ne alors tey l'islam noonu la war a mën a taxawee peut-être pour mën a nanguwaat li nga xam ne moo ko moom ba pare du tee muy dund ak àdduna bi yëpp seen façon dundin yi ñuy dund comme système capitalisme bi. l'islam dafa am benn wax boo xam ne Seydina Ali mu tedd ma moo ko wax dafa ne àdduna médd la boo ca demee rek fekk ca kël gu ya maanaam ëpp jullit fi mu wuute ak nit ñi nga xam ne dañoo tàbbi ci société secrète yi ñi nekk ci société secrète yi ak ñi nga xam ne ay complotiste lañ ak ay defkat yu bon dañu gëm ne doomu aadama lépp lu muy def ba mën a tedd ci kaw suuf loolu mooy jëfi yàlla loolu mooy mujj gu rafet mooy lu baax ci moom jullit nag idéalam mooy moom alaxira mu am fa tedd nga xam nga kon bokkuñu kon jullit ñi li ñu war a def mooy ñoom seen diine li mu leen digal ñuy góorgóorlu ci di ko def ak lu mu xew bu dee ci wàllu iman am na jàngale yoo xam ne kilifa yu bari jàngale nañu ko mooy xam-xam bi ñuy wax tawxiid mais man gis naa ne xam-xam bu tumuranke la ci biir njàngale diine yi léegi nit ñi nan la ñuy def ba bëgg yàlla ba yittewoo seen borom ba nga xam ne day nekk ci seen biir xol ñu koy dund loolu njàngale moomu dama gis ne dafa bari ay manquement tasaare wuñu ko ni mu waree parce que koo ne l'islam rek mu defe ne julli la mais yàlla ci boppam balaa nga koo jaamu da nga koy jàng ni nga koy jàppee te xam-xamu tawhid kenn mënu ko daj surtout bu imam Ash'ari bi nga xam ne ñu ci bari ci réew yu mel ni Sénégal moom la ñuy jàngale bu dee xam-xamu fiqh werante yi ci wàllu masala yi toujours dama koy wax dafa bari ba dafay buure nit ñi te nit ñi li ñu soxla mooy le strict minimum nécessaire pour mën a jaamu yàlla mooy li ñu xam say farata li ci des ñu bàyyi ko ak boroom xam-xam yi ñoom ñu ci xóotal ak di ci reyante loolu moom seen droit la ba noppi nag nit ñi dellu siwaat nag ci yenn valeurs yi mooy di def te yàlla tax di jàpp te yàlla tax di bëgg te yàlla tax di bañ te yàlla tax mais culture la boo xam ne dès le bas âge éducation ci nga koy tàmbalee parce que gars yi bi ñu defee révolution française ba dox tuuti dañoo nangu éducation bi ci clergé bi dañoo nangu nit diine yi dox seen digganteeg njàngale mooy xeex bi nga gis ci Sénégal ñu koy xeex daara yi fi mu ne nii parce que xam nañ ne gone gi bu demee daara rek diine tabbi ci moom diine bon loolu moom xam naa ci dinañ amaat benn émission boo xam ne spécial Sénégal lay doon l'islam ak Sénégal ak le système Sénégal cap démocratie yooyu dañ si amaat benn émission alors xëy naa li ñu mayoon si temps nag fi mu ne jeex na dañu lay bàyyi rek nga tàggoo mbokk internet yi wax aussi sa dernier mot bi nga xam ne bëgg nga koo wax. waaw mbokk yi maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci teewlu bi yëf yi dafa bari sëñ Fallou bari goo xam ne xëy na ni ma ko bëgg a ramasser sax mën na am du ni leeree dinañ amaat yeneen plateau incha allah parce que bëgg naa ñu wax ci plateau par rapport ak rawatina Sénégal aussi vraiment ci l'islam ak système yeeg yëpp bëgg naa ñu waxtaan bind naa ci lu baree bari sax dajale ko ngir man di ko leeral benn par benn defoon naa ci waxtaan yu bari sax ci sama compte YouTube mais dafa bari parce que addina bi ni muy doxee boobaak léegi boo ko bëggee tënk ci benn waxtu wala 45 minutes bu sotti mais daal ku ci ne junj yi nga xam ne moom lañ lay junj ci biir jëlal bic nga dem gëstu ji ci loolu boo xoolee rek tuuti di nga gis ne lu am la du lu ñu inventé c'est factuel su ko defee nag nit ñi di gën a xam ci lan la ñuy dund ci ban système la ñu nekk ngir mën a yeewu rek ñu mën a sàmm diine ji te jàngalekat yi toujours jàngalekatu diine yi ñoom laay wax toujours parce que l'islam am na ci ay noon yoo xam ne daf leen a pointé du doigt
tey yaakaar naa boo demee suratul maida verset 82 la tajidan na ci boppam aaya boobu mu tollool yàllaa ngi ciy tudd yahud yi ak lenn ci ñi nga xam ne ñu réere yàlla lañu ne ñoo gën a farlu ci noonu lislaam yi waaye am na ci ñi seen biir ñoo xam ne bu ngeen leen laajee lan moo tax yéen noonoowu leen lislaam noonoo gu metti googu dañuy wax ne ñun de ay chrétien lañ waaye ñoom kat dañoo réerul ci seen réeruñu te it kiiwu yëguñu seen bopp moom kon am nañu lislaam di pointer du doigt am na yoo xam ne itam day ñëwaat ci alquran muy baatu makru complot day ñëw lu baree bari parce que looloo tax jullit ñi ñu ci bari mënuñu identifier sax seeni noonu xam ne ñii ñooy sànk sunu diine ndax ñu ngi ci sunu biir. d'accord loolu am na solo donc vraiment yow tamit xam nañ ne temps bi matul te itam li nga bëgg a wax lépp xaju fi comme ni ma la ko wax rek incha allah rabbi fas yéene amaat ak yow yeneen jotaay waxtaan lu gën a xóot si recherche yi ngay def parce que liñ jàpp mooy lu amal njëriñ Sénégal te kenn ku ne war nga see mën a def ay gëstu donc mbokk yi doon seetaan loolu moo nekkoon seen émission Jokko tey ñu si doon dalal Ceddo Mourid Sadikh moom nag mu ngi fële sa France di def ay gëstu yu bëri si wàllu l'islam donc ñu ngi leen di jox dig daje ba dimanche incha allah rabbi ak seen yeneen émission jërë ngeen jëf.